di rafetlu bu baax a baax loolu Seydina di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Diaspora en ligne ci waxtu bi fii ñu koy amalee ci Sénégal. Matar tey dañuy commencé rek Turquie naka la demee foofu naka la bii foofu. waaw Turquie Seydina dëkk la boo xam ne defe naa ne àdduna bi ñëpp bàyyi nañ ko xel mu nekk dëkk boo xam ne nouveau destination la. nekk dëkk boo xam ne fu mu jugee woon fu métti la woon waaye liggéey yóbbu leen ci bañ àgg ci léegi ci G20 aussi ñu ngi ci G7 muy dëkk yi nga xam ne juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne bokk nañ ci ñi ëpp doole ak ñaar fukki dëkk yi nga xam ne tamit bokk nañ ci ñi ëpp doole ci àdduna bi kon loolu defe naa ne lu am solo la tey mu nekk loo xam ne ci ay 20 ans ci lañ agsi foofu gàcce nga laama Turquie yi ndax liggéey boobu newut liggéey boo xam ne da ngay toog rek pour àgg fa waaye liggéey moo la fay yóbbu waaw. kon loolu dama ne ñoom Turquie yaafu suñ daal. non non yaafu suñ aussi tamit dëkk la boo xam ne bëri na liggéey ñeme nañ liggéey te dox nañ tamit pour développer seen réew bëgg nañ ko aussi ay nit yu bëgg seen bopp lañ ay nit yu bëggante lañ aussi tamit waaw. te bu ñu xoolee gannaaw état maanaam gannaaw ambassade bi mën a jàpp tey yaa fi Sénégalais yi ñoom naka la ñu dundee ñoom Sénégalais foofu ak Turquie yi. waaw au passage ñuy nuyu suñu ambassadeur Serigne Moustapha Mbacké wax dëgg yàlla mu nekk jàmbaar lool ci li nga xam ne yitte la ci Sénégalais yi ndax mënuñoo am kilifa gu ko fa gën a rëy ak son excellence le président Macky Sall ñu ngi koy nuyu ak suñu ministère Amadou Ba ministère des affaires étrangères. waaw sénégalais yi nag dund ba métti woon waaw ndax ay at ci ginnaaw sénégalais yi lu méttee métti lañ daan dund Turquie mais defe naa ne depuis ba ñu joxee fédération beeg léegi ñu géré ko lu tolloog ci 3 ans fi mu toll nii lu bëri wàññeeku na parce que àndoon nañ di ci liggéey comme sénégalais yi li ñuy wax la gënoon a nekk suñuy jafe-jafe permis de séjour la woon ak feebar faju ñaar yooyu bokkoon na ci li gën a nekk problème ci sénégalais ñañ fa fekkoon sax dañuy ñëw. boo ñëwee ñu ne la jëla sa passeport nga dugal ko ci ron lal bi soo génnee déclaré ne soo malien nga parce que boobu dañ jàpp ne Afrique soo Mali dañ fa nekk ci guerre nit ñi amuñ dara ak yooyu yërmande boobu amoon moo taxoon loolu lañ ñu daan defloo bon bi ñu ñëwee ñun aussi bon génération 2012 bi ne loolu duñ ko def ñun dinañ fexe génn xam lan moo xew ci dëkk bi def intégration intégré xam lan mooy réalité dëkk bi yàlla dimbala ñu tamit ñu dund loolu fekkoon nañ fa ay mag ñu baax ku mel ni laay vraiment moo jiite woon association bi aussi ak ay ñoom grand Cheikh Aw mag ñooñu wax dëgg yàlla ñoom lañ fa fekkoon ñu yor ko di ci doxin bu xaw a métti aussi tamit ndax yombul woon waaye yàlla dimbala ñu biñ ñu ko joxee tamit liñ njëkk a xeex ci sénégalais yi wala liñ leen njëkk a wax mooy danañ fexe ba ngeen am permis de séjour waaw dinañ fexe it ba faju bi dina fi yomb waaw ndimbalal suñu borom nag ak wax boo xam ne da nga koy yaakaar ci suñu borom yàlla may nañu ci. loolu am na 2015 président Macky Sall ñëw fa bi mu fa ñëwee dañ na ko bu laajee jëndal ñu su laajee lebal ñu su laajee ñaanal ñu moom it bi muy delluwaat kàddu gi def nañu bu dee day koy leb dinaa ko leb bu dee dama koy jënd dinaa ko jënd bu dee dama koy ñaan dinaa leen ko ñaanal mais xamuñ bu ñu def mais bi mu fa jógee oo nañ ñu ne nañ xool ñaata sénégalais ñoo nekk Istanbul bi ñu defee recensement bi ñu xool document bi ñu am mu toll ci 1444 sénégalais je dis bien 1444 sénégalais loolu man mi bokkoon naa ci ñi ko doon liggéey ak ambassade 1444 sénégalais yooyu moom lañ jox Turquie yi bi ñu leen ko joxee ñu ne waat léegi dañu ñuy jox benn plateforme boo xam ne ci seen site Koç Dairesi bi ci la nekk fa la ñuy jëlee rendez-vous. ñu ne sénégalais yëpp nañ jël rendez-vous ooma man j'étais en réunion avec le Koç Dairesi mooy le police des affaires étrangères ñu ne ma recensel document yëpp yow nga indi ko man maa doon yéeg di wàcc di dem ak a ñëw loolu moom ak association bi xam nañ loolu sénégalais bu fa ne xam nga loolu bi yàlla dogalee ñu nekk ci loolu di ko dox ba lépp antu bi këyit yi pare parce que il fallait que nga am assurance il fallait que nga am certificat de domicile il fallait que aussi tamit nga dugg ci site bi jël rendez-vous ñëpp bokkuñ yem ci njàng ñoo leen doon accompagner ci loolu association bi ak
membres yi ñoo leen encadré ci loolu ba loolu yëpp antu bi ñu paree moment boobu li ñu recensé ci sénégalais yu amul woon kayit mi ngi toll ci 1068. 1068 yooyu bi ñu paree dañ ko joxaat ambassade mu joxaat ko ministre de l'intérieur. bi ñu leen ko joxee ñu toog quelque temps ñun bàyyiwuñ parce que depuis 2015 ba 2018 defe naa ne loolu ça fait des années pour ñu procédure boobu jàll. fu ñu toogee 2 mois 3 mois dem nañ gisi ambassadeur wala 6 mois demaat nañ gisi ambassadeur laaj ko. di am ay réunion yoo xam ne tamit dañ ko daan am ak Turquie di leen laaj fan lañ ci toll. yàlla dogal na tamit bi ñu commencé di woote. ñi ngi commencé di may sénégalais yi di may ba fi mu toll ni mayagum nañ 900 et quelques sénégalais yoo xam ne moom wóor nañu ne jot nañ seeni séjour. waaw loolu moom lu leer la li ci des nag bëreetul parce que bi ñu fi ñëwee vacances nii rek suñu gannaaw amaat na 150 personnes yoo xam ne jox nañ leen tamit. kon loolu tamit damay wax ne newut lu ndaw. parce que tey soo amee président boo xam ne yow yéen waa Turquie rek sénégalais yi nekk Turquie rek newuñ ci àdduna bi. am na sénégalais yu ne Europe am na sénégalais yu ne Asie am na sénégalais yu ne ci continent bu nekk. mais bu mënee ñëw dialoguer ak président Erdogan ba mën ñoo may loolu nekkul lu ndaw. nekkul lu ndaw voilà loolu moom dañ koy rafetlu di ko ci sant bu baax a baax. parce que moom réseau international lii mu ngi koy rafetlu bu wër a wër a wër. moom kii ñooñu. jërëjëf démb gis nañ ne kon démb bokk nañu dalal président démb muy Erdogan. waaw foofu nag. xaw nañ ci am bon sénégalais yi fi ne sax xaw na leen a métti tuuti. parce que ñun bi ñu yëgee ñëw bi. contacté nañ ambassadeur waxtaan ceeg moom wan ko ne ko ñun ñu ngi fi. te bëggoon nañ fekkee ko. boobu depuis mi ngi Istanbul mu ne mi ngi Turquie. mu ne su ñëwee. bu ñëwee aussi tamit ñu déggante mu ne jotagul programme bi muy lundi. su ko jotee lu mu guddi dinañu wax ñu ne ko bëgg nañ ci teew. mu ne ok biñ toogee lundi ba ci guddi gi mu oowaat ma ne ma waa APIX ñoo yor organisation bi. ministère bi géré wu ko. waaye wax na leen ne la pour ñu defaral ma badge wala invitation. mais lu ma ci xamaat dina ma ko wax. wala su xëyee boole ma koo xam ne bon ci ministère bi la nekk ñuy wax Moustapha Diop. moom it ñu koy nuyu au passage ne woon na Istanbul sax moom ne woon na Ankara. Moustapha xëy woo ma bi ma woowee ne ma non da ngay ñëw rek. boo ñëwee parce que defaruñ ko mais boo ñëwee di nga dugg ma ne ko non man sama autorité ma yu ma loolu. parce que aussi tamit du ma ñëw di taxaw ci ay. voilà protocole président ni mu méttee mooy xëy ñëw taxaw ñu naan la yaay kan ak yooyu non du ma ko mun. c'est pour cela que ñun demuñ. waaw demuñu ci. waaw rafetlu na loolu ngeen teewoo nag en tant que président de la fédération des associations du Sénégal Turquie loolu su dëgg la mais de toute façon donc amaana yow ñëwul ci benn ndax président yow wax dëgg na yàlla. loolu ñëpp xam nañ ko te Sénégal yëpp ñu ngi koy rafetlu. réseau bi diaspora yi aussi ñu ngi koy rafetlu ndax bu teel la soo ko jox ko yow. xibaar ngoon guddi bëccëg yaa ñu fa teewal. na nga ko teewalee Sénégal yi na nga ko teewal tamit Sénégal. léegi xanaa dañuy song ci benn programme boo xam ne indi ko. programme boo xam ne yaa ngi koy dox mu nekk benn programme bu am solo. boo xam dafa jëm ci wàllu investissement. ci wàllu développement aussi jëm ci wàllu habitat. tey fu ngeen toll ci programme boobu. waaw xam nga loolu defe naa ne daaw ba ren ñi ngi ciy liggéey. te muy from l'investissement de l'habitat en turc. parce que dañu xool ne sénégalais yi gisuñ seen bopp ci coopération ñaari dëkk yi sénégalais yi nekk Turquie. état yi nag affaire bi dox na neex na macha allah yàlla na continuer parce que jàmm moom moo gën ay jàmm ji am na. ñaari état yi gis nañ ci seen bopp mais les sénégalais de l'extérieur yi nekk Turquie gisuñ seen bopp ba léegi ci lii ñu xalaat ne li leen ciy wanale seen bopp wala li leen ciy gis le mooy nañ former ba nañ def benn forum. bu ñu defee forum bi investisseurs yi Turquie yi dinañ ñëw investisseurs yi sénégalais yi ñëw bailleurs yi ñëw bu ñu dajee là dinañ soxla ay partenaires ak kan la ñuy war a àndal ci loolu pour mën a liggéey ñoom it ñu mën cee gis seen bopp. bi ñu xalaatee dañoo gis ne yoon boobu bokk na ci yoon bi. gën a gaaw pour sénégalais de l'extérieur yi gis ci seen bopp. beneen bi si topp sénégalais de l'extérieur yi nekk Istanbul wala Turquie bëri na même ci àdduna bi PSE bii ñuy wax ba léegi mënuñu xam programme mu PSE lan la. parce que nit ki tamit soo ko bëggee dimbali il faut nga déplacer wu ñëw ba ci moom wax ak moom mu xam sa programme lan la. on sait que le programme bi président Macky Sall am baax na pour les immigrés. te dafa dellu si waat ci ne immigré yi li ñuy dugal ci milliards ci réew mi bëri na. wax léegi nañ leen ko delloowaat mu am programme mu 100000 logements. waaw 100000 logements yi am pàcc boo xam ne immigré yi ñoo ko moom
mais immigré yi mënuñu koo xam ba léegi récemment rek ñoom nee nañ plateforme bi ñu joxe pour nit ñi inscrire ci dañoo xool ne à l'extérieur taux bi dafa faible mais parce que nit ki xamuñ te état aussi tamit déplacé wul dem di leen dimbali parce que immigré bi moom jàpp na ne saa bu amee lu mu dundee njabootam am luñ dundee buñ feebaree mu faj leen jàpp na ne amatul leneen lu état warloo ak moom loolu nag bokk na ci liy sonal immigré yi toujours mais nag heureusement ba nga xamee ne président Macky Sall am na programme pour ñoom ministère yi nag ñoo ci war a liggéey parce que tey jàppale dafa mel ni kon yéen tey yéen liggéey bi ngeen def liggéey bi nga xam ne ministère ñoo ko doon def comme yéen xalaat ngeen ko en tant que expatrié ba pare lëkkaloo ci aussi ak association jaar na fi war a jaar n'est-ce pas mooy état yëg na ko jéeg parce que dem nañ ak le ministre Moïse ñu ngi koy nuyu au passage jox nañ ko document bi ambassadeur aussi jox nañ ko document bi François Gaye directeur général d'appui des Sénégalais de l'extérieur jox nañ ko document bi mi ngi ak moom kon léegi ñoom ñoo ci des pour ñu nan lañ ciy liggéeyee pour avancer ci loolu waaye ñun moom suñu xalaat mooy dañoo jàpp ne Sénégalais bi nekk Turquie di sonn guddeeg bëccëg di daw waratul yem ci jaay montre jaay ceinture mayeetul lenn dëkk ba métti na parce que y a des investisseurs turcs yoo xam ne ñi ngi fa da ngay am partenaire doo xam ban yoon nga war a jaar pour mu ñëw investir Sénégal mais tey su forum bi amee nit ñi ñëw expliquer la wala nga am projet ñi ñëw ADPME wala APIX wala ñeneen ñëw buñ ñëwee waxtaan ak sénégalais jàpp nañ ne dina leen gën a dimbale ci li nga xam ne mooy lii seen àq ci réew mi parce que les sénégalais de l'extérieur di leen bàyyi yëpp moo ne ci bopp ñëpp kër ci la bokk heure bu ñu amee fu ñu dugg rek ñibbisi te dañ leen koy wax na la loo tukki loo yàgg àll ak loo bëri la àgg te amoo fi kër mi ngi mel ni zéro nga defi woon kon nag buñ ci xalaatee ñu am programme bu mel noonu bañ nañ ko ba ñun départ rek suñu programme bi njëkk dañoo amoon coopérative d'habitat ba invité woon nañ fi BACS mu ñëw fa waxtaan ak sénégalais le jour même bi ubbi na fa compte yu bëri kon loolu tamit ñun dañ koy def pour dimbale sénégalais yi pour voie bi nga xam ne war na mën a yomb ci ñoom te loolu yëpp état la waroon. effectivement voilà effectivement yéen seen forum bi yëpp jaaree yoon kañ ñu ko bëggoon def yéen. bon ñun ñu ngi ko doon jàpp ci diggante le 3 avril le 4 ak le 5 avril waaw ci lañ ko bëggoon a def incha allah fële ca Istanbul. ah léegi nag mi ngi ci loxoy état yi ñun moom liñ ci war mooy def nañ document yi liggéey nañ ci liggéey bi ñu ci war a liggéey ah jox nañ leen ko kuñ ko ci joxit rafetlu nga ko. wan ñu nañu lii ñun ñoo ko waroon a def waaye comme indi ngeen ko. ah ñu nit dinañ ko porter waxtaan seet suñuy technicien ak ñi ñu ci war a waxtaanal ñu xool nañ lañ def ñu ngi leen di déglu. mais en dehors de état aussi am na yeneen partenaires yoo xam ne aussi jot nañ programme boobu. waaw am na ci ñoo xam ne jot nañ ko. tey bëgg nañ ko aussi rafetlu nañ ko am na ay promoteurs immobiliers yoo xam ne intéressé na leen. mais kon lan mooy des lu may état appuyer ñu pour ñu mën a àggali loolu. jërëjëf xam naa ne entretien mu ngi jëm ca cappaandaw ba. tey yaa ngi jàkkaarloog àdduna yaa ngi jàkkaarloog à travers le réseau international Diaspora bien sûr. tey lan mooy sa maanaam say recommandation. tey pour que léegi peut-être ñu ngi ko nga xam ne mooy la vie des Sénégalais nekk gën a taaru daal. pour taale. tey yaa ngi jàkkaarloog Sénégalais mais yaa ngi jàkkaarloog président yaa ngi jàkkaarloog àdduna tey luñ voilà. waaw loolu moom les Sénégalais de l'extérieur yi nekk Istanbul wala Turquie xam nañ yéene bi ma am ci ñoom parce que. li ñuy wax mën naa làqatu di togg waaye bu ñoree ñëpp a koy bokk te xam nañ fañ ne woon ak fi ñu agsi léegi c'est pas pour rien ñaata sénégalais man wóor na ma ne diggante daaw ak ren plus de 500 sénégalais ñëw nañ fi vacances ñibbiwaat te bi ñuy ñëw wax xoolal mbégte mi ñu am seen njaboot biñ ñëwaatee bëri na ci ñoo xam ne woo nañ ma ne ma damay tudd kon loolu rek dafa am solo te am na ñoo xam ne def nañ fa 20 ans mënuñu woon a ñëw am na ñu fa def 30 ans yoo xam ne mënuñu woon a ñëw wax léegi suñ borom dogal loolu ñu sonn ci ñun ñëpp bokkandoo parce que li may wax association bi wala fédération bi ni ñu ko bokkee di def dañoo nekkoon zéro ñun ñëpp ñu bokk nag di ci liggéey di daw guddeeg bëccëg ba yàlla defal di sénégalais yi ànd ceeg yéene ñu ànd di ko def li ma leen di wax toujours xol yu ànd mooy rafetal mooy àggale kon luñ lépp luñ mën a def rek nañ ko boole ak xol yu rafet yàlla dimbale nañ ci loolu am na amoon nañ problème mu santé jamono yële CMU ñëw nañ fa waa couverture maladie universelle ñëw nañ fa ñu bokk ci programme boo xam ne bëgg nañ bépp sénégalais boo xam ne feebar nga fa ah booy faju parce que faju dafa cher booy faju boo duggee ci CMU xëy na
ñoom dina am quota boo xam ne dañ la wax ne lii ngay fay ñoom ñu participer lii ñu ngi ci négociation yooyu tamit àggagul waaye liñ bëgg daal mooy sénégalais boo xam ne yaa ngi Istanbul ngay gis ca bopp ci réew mi ak ci lu mu mën a doon di lancer waat appel autorité sénégalais yi ñun amoon nañ consul honoraire daanaka je suis l'interlocuteur principal de l'ambassade te loolu dafa métti amul subvention amul aide amul dara ñu di ko def te état Sénégal am koo xam ne dañ ko nommé woon mu nekk consul honoraire daanaka passeport am jël nañ ko oto bi mu yoroon yoratu ko immatriculé moo renouvelé wuñ ko kooku daanaka décret moo fa des ñuy lancé waat suñu autorités yi su fekkee ne mën nañ ko faa jëlee utal ñu consul honoraire beneen baax na bu dee consul général lañ ñuy utal tamit ba tey ñu dimbale ñu ci ça fait 1 an ñu ngi ciy topp di daw di wax kon jàpp naa ne loolu it war nañ ñu ci mën a dimbale parce que bëri na yoo xam ne risque laay jël dem di ko defi mais waruma woon mais lu ci ëpp ci lu jëm ci entre état turc ak Sénégal lu ci bëri ci police sénégalais dañ koy jàpp man maay déplacé wu dem ba ci police ba jël téléphone bi woote ambassade pour ñu ñëw mën a def intervention parce que ambassade Ankara ak Istanbul dafa sori lu mu gàtt-gàtt di nga def 1h20 de vol wax kon nag suñu amee nit koo xam ne toog na di leen sonnal ci loolu wax dëgg yàlla te consul bi nekkoon am Istanbul jege woon ñu mais suñ demee ba di ko dàq nañ ko dàq ñu jël keneen ñu dimbale ñu ci loolu it ñu ngi koy lancé état Sénégal ñu dimbale ñu utal ñu consul boo xam ne dinañu dimbale parce que problème yi ñuy am yëpp daanaka boo xoolee ñàkk consul ci la bokk wax di wax aussi tamit sénégalais yi nañ xam ne li ñu am lu rëy la parce que tey président sax wax nañu ko Istanbul ni ñu organisé woo wute naag yeneen dëkk yëpp ni ñu organisé woo kon loolu tamit lu am solo la muy kër ki soit man ma nekk fi wala keneen nekk fi loolu waruñ ko bàyyi nañ parce que booloo mooy doole te lépp lu ñu bëgg mënuñ ko am lu dul feek newuñ benn waaw feek nekkuñ benn rek mënuñ am li ñu bëgg kon nag maa ngi ñaan yàlla xéewal bu moodu mos a am ci àdduna bi yàlla na ci waa Turquie ëppale yéene yi ñu am tamit bëri na yàlla rek mooy matale waaye ñu ngi ciy jox jëm ci ndànk-ndànk diaspora en ligne nag moom dafay suñu mbir parce que bëri na problème yoo xam ne réglé na ko te kenn yëgul parce que je me rappelle amoon na benn moment boo xam ne amoon na ay sénégalais yoo xam ne immeuble bi ñu dëkkoon dañoo waxoon Turquie yi ne dafa am terroriste bu fa nekk bi ñuy def percussion yi ñu fekk fa ay sénégalais yëpp ñu booloo leen ñoom ñëpp accuser leen de terroriste liggéeyoon nañ ci liggéey bu am solo ak maître Babacar di ko rafetlu bu baax liggéeyam ak taxawaayam parce que ñun li ñuy yitteel mooy yitte sénégalais yi parce que bu état turc taxawee ne ay terroristes ñu filmer ko àdduna yëpp di ko wër ñu gis ci ay sénégalais li ñu war mooy combattre loolu xeex ko ak ñi ñu ko war a xeexal bañ dindi étiquette boobu ci suñu yaram waaw loolu nag biñ ciy liggéey ak maître Babacar yàlla dimbale nañu ci lu bëree bëri parce que bi ma demee ci police bi di waxtaan ak commissaire daf ne xam nañ ne ñii duñu ay terroristes mais dañoo juum dafa am ñun ñu waxoon ne ñoo fa ne di ay terroristes mais biñ ñëwee di def percussion bi fekk nañ ci biir immeuble bi am na ay sénégalais yu fa dëkk ci seen appartement bon loolu nag lu amoon solo la parce que tamit suñ ko bàyyi woon dañuy continuer ko la ñu étiquette boo xam ne dootuñ fi ñemeeti voilà parce que Turquie bu ñu demee tamit ba ñeme di investir ci Sénégal gisuñu ñuy agressé gisuñu ñuy rayante xam nañ ne ay nitu jàmm lañ kon loolu tamit nag ñun dañ ko bëgg a sauvegarder ba nga xam ne dignement suñu état lu mu mën a amit ñun suñu dignité dinañ ko sauvegarder incha allah. kon jaaraama ji diaspora li kon liggéey moom feeñ na fa laal loolu ndax loolu da maa jur ci kii bi sax ndax mooy laaj ma woon laaj mooy taxawaay diaspora li ci yéen waa Turquie yooyu. day mel kon jiitu ko tontu bi jiitu na laaj ba. léegi am na ñooy gërëm. waaw di sant rek di gërëm aussi suñuy waajur yi. parce que doomu aadama bu nekk yar dafa am solo ci yow boo amee waajur mu yar la njariñ li yaa ngi koy xam boo génnee di ko sant bu baax bëri na tamit ñoo xam ne ñi ngi Sénégal ñoo xam ne dañ ciy jàpp tey ku mel ni maître Babacar Gueye mii jàpp na ci bu baax a baax ndax lii bañ ñu koy jox mënuñ ko xamuñ ko waaye am na ñoo xam ne daan nañ wax ak ñoom ci suuf bu problème amee ñu lijjanti ñu teg ñu ci code ay conseillers lañ doon ci ñun te loolu nag kenn mënu ci dara nit moom du lépp ngay xam du lépp ngay mën dafa am fooy mënee am fooy tële léegi nag fi ngay tëlee boo demee di gis ay nit ñu la ciy dimbale ñooñu mënoo leen a fay di sant aussi tamit président de la république parce que
lim def nekkul lu ndaw waaye ki ko defal it defu ko lu ndaw parce que tey bu fekkee ne sénégalais yëpp wala africain yëpp ñi ngi Istanbul ñu seppi ci mennum sénégalais yi di leen may kayit mënoon naa yëngal réewam waaye accepté na ko dignement li mu waxoon it def na ko kon loolu tamit def naa ne ku ñu war a sant la ambassadeur nag ku fa ne sëñ Moustapha ñu ciy liggéeyal aussi tamit ku ñuy wax Moustapha Fall moo chargé wu tout ce qui est consulaire maag moom dañ ciy liggéey guddeeg bëccëg moom it vraiment mu nekk jàmbaar lool donte looloo ko war waaye ku def li la war tamit ñaanal la yàlla sant la gërëm la wàññiwul dara waaw kon moom it ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant membre fédération bi yëpp parce que kenn fayuñu 1 franc dama koy wax fayuñ kenn 1 franc waaye fédération bee leen gën a lépp luñ mënoon a am te sonn nañ ci guddeeg bëccëg daw nañ bay bëgg a dee pour sénégalais yi nekk ci jàmm te ba mu sottee it yemut ci ñun rek ci sénégalais yëpp la jëm kon ñu ngi sant ñëpp di remercier aussi tamit Malick ku ñuy wax Malick moo yor coopérative habitat bi moom it wax dëgg yàlla di ci liggéey bu am solo ñi ngi sant yàlla nag bu baax a baax bi mu ñu mayee it liñ ñaanoon mu may ñu ko muy sénégalais bu fi nekk am kayit damay wax toujours ne bu doon benn rek sax yàlla nangul na ma sama ñaan kon sant naa ci yàlla bu baax di sant suñu sëriñ si nga xam ne yëpp dañ fa daan ñëw di ñu ñaanal parce que sëñ Habib bu sëñ Mansour ñëw na fa sëñ Muntaxa mi laata muy doon xalifa ñëw na fa ak ñeneen ñoo xam ne dañ fay ñëw du ñu ñaanal ñooñu tamit dañ leen di ñaanal yàlla yokku leen guddal seeni fan ba nga xam ne ñaan gi ñu yéene woon di ñu ko ñaanal it mu dellu si waat di ñëw ñu leen di wax it sant nañ parce que ku la ñaanal xamoo ban gémmiñ moo nangu te sëriñ sépp sonnoon nañ ci di sant tamit kilifa yi parce que ñoom it dañ doon ñaan seeni njaboot nan la ñuy def ba gis leen waaw yàlla yombal na ko nañ continuer ñaan yi rek yàlla mën nañoo defal xéewal ñun ñëpp yooyu ñu lay sant bu baax wax dëgg yàlla amuñ sa fay Seydina parce que dañ fi ñëwee ba léegi wala laata ñuy ñëw ba léegi ñu ngi déggante ci lii te ci lii rek la nga mës a ne di sonn ci mbiru immigré yi fayuñ la ci dara fayu yàlla nag moo ëpp doole bu nit ndax yàlla bu lay fay da nga yaakaar na sax moom àdduna la yen fekk na da lay dimbali kon yal na yàlla fay la yal na yàlla dimbale leen ñuy ñaan diaspora en ligne aussi tamit nekk foo xam ne day àgg ci àdduna bi fépp ay caméra am ak i téléem ak lépp àgg fa yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu rafetlu bu baax a baax merci beaucoup